waa alhamdulilah alhamdulilah mbokk yi kon ñu ñëwaat ci liggéey bi léeg-léeg comme ni ñu koy waxee c'est les aléas du direct donc du ñàkk ay xat-xat waaye lépp yiw la lépp yiw la comme ni ma ko waxee doo xoolee sunu mag ñi baax ñi liñ daan daj ngir liggéeyal lislaam moo tax ñun naaj wu tàng ak sedd ak ngelaw ak coonoog gëmmentoog yëpp warul tax ñu tëdd nelaw waaw dañoo war a taxaw rek roy leen ci seen pas-pas yooyu ak seen dogu yooyu seen ngëm yooyu seen jaayante yu rëy yooyu ndeysaan waaw dañ leen cee war a roy ngir kàddu yàlla mën a tasaaroo comme sànq ni ma ko doon junjee rek fa tabarakallahu soo xoolee ki nga xamante ni tudd boobu ba tey di Mawlana Cheikh Alhaaji Omar al Fouti radiallahu taala anhu ma ne dundam da nga naan lépp daf ko tukki rek ndeysaan kon suñu yàlla waxee nañu aywa dox leen dox leen seet leen inna alladina yaxshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum bi zati sudur alaa ya'lamu man xalaqa wal latiful xabir walladi ja'ala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha ndeysaan famshu fi manakibiha waaw waaw wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur waaw ndeysaan famshu fi manakibiha waaw yàlla moo ñu wax nañu dox leen ngeen jël ci xéewal yi ci wërsëg yi waaw ngeen lekk ci wërsëg yi nag dafa am wërsëgu madda mooy wërsëg matériel mooy lekk naan alal yére soxna yu rafet ak yu mel noonu dégg nga waaye am na tamit ay wërsëg yoo xamante ni wërsëgu ruux la wërsëgu maanaa la lu mel ni comme ni ma ko junjee sànq xam-xam ak yar ak teggin ak dajeeg nit ku baax waaw yooyu ay wërsëg la mais wërsëgu maanaa la yoo xamante ni képp ku tukki rek yàlla mën na la def nga dajeeg moom waaye nag day fekk nag nga am pas-pas ba am yéene ba am bëgg-bëgg ba am ngëm ga am dogu ga am yaakaar ga ndeysaan ok loolu moom moo lay may loolu nga xamante ni moom la ñuy junj fa tabarakallahu kon nag ñoo ngi xaar mbokk yi di wax ne ñëpp mën nañoo dugg ku bëgg a woote mën nga woote ku bëgg a intervenir mën nga intervenir ku bëgg a poser question mën nga poser question ci li ñuy waxtaane tey waaye tamit ci thèmes yi jiitu woon incha allahu taala kenn ku ci nekk am nga possibilité dugg wax sa xalaat poser wu question joxe sa contribution aussi parce que tamit yëfi noonu la comme ni ma koy waxee échange la jokkoo la jokkalante la mayante la ubbilante la kenn ku ci nekk ci ñun day ubbil moromam buntu yiw buntu teraanga buntu xéewal buntu xam-xam te lépp tënku ci njàngale yi borom bi tabaraka wa taala waaw moo tax yàlla wax ñu ci alquran ne inna alladina yaxshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir ndeysaan waaw ndax yàlla tamit gëm ko ci kumpa dafa bokk ci ay kawtéefam dafa bokk ci ay source teraangaam ak xéewalam gi muy dencal ay jaamam ay soppeem waaw moo tax suratul baqara ñam njëkk a tagg mooy alladina yuminuuna bil ghaybi ñi gëm kumpa waaw te kumpa tabarakallahu dañ ne ñaar kese la mooy kumpa bi la réer ak kumpa bi nga réer waaw mooy li nga xamante ni yow xamoo ko ak yow li nga xamul ñaar yëpp kumpa la ci yow waaw ñaar yëpp kumpa la ci yow ndeysaan waaw ñaar yëpp kumpa la ci yow su ko defee nag gëm googu ngay gëm sama borom xam nga su waxee sama borom ne moom kumpa la mooy borom kumpa mooy yor xam-xamu kumpa moom yàlla mooy même tey jii li nga xam ci yàlla taxul nga xam lépp yàlla li nga xam ci yàlla li nga mos ci yàlla li nga am ci yàlla li nga for ci yàlla li la muril ci yàlla taxul nga xam lépp yàlla waaw soo demee ci biir ahzab wa awra di nga gis ñaan gu doy war foofu waaw allahumma inni as'aluka bima warat hujubi jalalika min subuhati wajhika alkarimi allati law zaharat lil wujudi latadakkaka al wujudu wanxaraqa wa sara mahdal adam waaw kooku junj la bu rëy ci ne
sama borom du man soxuma yàlla billahi billahi la waaw walahul mathalul a'la fi samawati wal ard yàlla misaal mi gën a mag moo ko moom waaw te misaal ma sax ñun xamuñu ko far waaye liñ leen mën a wax te muy lu wér te dara du ko dindi mooy waxuma la sax yàlla ëpp na waxuma la sax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne xaqatul muhammadiya xaqatul ahmadiya ba tey jii woo góor yàlla yi dañ ciy werante dañ ciy gëlëm ba tey jii ba tey jii góor yàlla yi dañ ciy werante dañ ciy gëlëm kenn ku ci nekk ak la nga ca mos ak la ngay waxee ba jàpp ne sa morom xamu ca wala mosu ca xaqatul muhammadiya xaqatul ahmadiya maqaama waliyu yàlla yi rek réer na ñëpp Cheikh Tidiane ci boppam sax borom muniyatul murid borom bughyatul mustafid ca sharh muniyatul murid borom muniya moo ngi wax ne ci maqaamihi al maktuumi an kulli al wara siwa nabii ma waraahu wara waaw waaw nee na maqaama Cheikh Tidiane kenn xamu ko ku dul yàlla ak rasulullah gis nga kon waaw kon léegi bu dee xamuñu maqaama Cheikh Tidiane nan la ñu xamee maqaama rasulullah nan la ñu xamee kon cëru yàlla subhanahu wa taala déedéet loolu mënul nekk ok kon la nga ca xam rek moom mooy sa xam-xam foofu nga yem léegi nag waxuma sax yàlla waxuma yonent bi waxuma Cheikh Tidiane waxuma gaa yu baax yi ngeen xam yëpp ci Cheikh Omar mi ñu wax nga xam ne bis bu nekk nga dégg ci moom lu bees tàq loo musta dégg lu la bett lu la jaaxal waaye dama ne jant bi rek maîtriser guñ ko jant bi le soleil waaw jant bi rek maîtriser guñ ko te nee nañu lu mel ni juróom-ñaar fukki mbubbi koŋ moom mooy bouclier lu mel noonu moom la ko yàlla muuree ngir naaj wi bañ a lakk mindeef yi te jant bi ak terre bi ñu nekk ci planète yi gën a tuuti ci la bokk kon mënuñ koo matal mënuñ koo mokkal mënuñ koo jeexal waaw yàlla lépp xaj ci moom te xajul ci dara moom tabaraka wa taala xanaa lu dul ci xolub jullit bu gëm te loolu yërmandeem kase la ndax réyaayam kenn xamul nu mu toll soo jàngee ayatul kursi wala yauduhu xifzuhuma wa huwa al aliyul azim la yàlla wax soo jàngee salaatul fatihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim la yàlla wax waaw inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi llah fa sanutihi ajran aziman la yàlla wax waaw wadhakirina allaha kathiran wadhakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran aziman la yàlla wax waaw yàlla wax na fee wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaz wastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar wa'ada allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran aziman la yàlla wax kon lépp lu màgg sama borom moo ko moom képp ku màgg sama borom moo la màggal yàlla lu mu màggal màgg na waaye lépp lu mu wàcc loolu dootul yëkkatiku ba faw moom la Cheikh Tidiane di wax ci biir sayfi yu ne wanqaada kullu shay'in li azamatika waaw azim waaw wanqaada kullu shay'in li azamatika wastaslama kullu shay'in li qudratika waaw lépp jébbalu na ci sa kanam wàcc na ci sa kanam waaw moo tax Cheikh wax ko ne ko fala yazdaadu ma aradta an yantaqis wala yantaqis ma aradta an yazdaad loo bëgg mu yokk dootul wàññeeku loo bëgg mu wàññeeku dootul yokk waaw ma ngoog mooy waanatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad xaaba man xamala zulman ci biir xizbul baxari waaw waanatil wujuh lil hayyil qayyum ñëpp rëpp nañu sukk ci suuf jébbalu ci kanamu borom bi tabaraka wa taala waaw wasjud waqtarib waaw su jootoon rek sa lépp baax yàlla nañu ko yàlla defal Sidi Maxtaar kon àdduna baa ngi lay déglu doon ubbi rek di lalaat beneen malaan ndax Cheikh Omar waruñ ko boole dara moo tax bi ñu àggalee direct bi ñu coupé ko ngir ber ko ndeysaan ndax moom yàllaa ko ber yonent bi ber ko Cheikh Tidiane ber ko wala yàlla yi ci boppam ñoom ñëpp ko ber ñi jiitu ak ñu mujj ci yam waaw kon nag ku yàlla ber moom beral rek waaw ku yàlla fal nangul ca pal ga waaw yàlla mooy def loolu mooy beral ku neex ku ko neex ci rahmatu rabbaniya yaxtassu bi rahmatihi man yasha waaw mooy beral ku ko neex ci yërmandeem googu nga xamante ne amul limite te jëmm ja mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon ku mu bëgg defal cër ci mbindeef yi day jël ci yonent bi tibb ci moom may la day jël ci li mu defal yonent bi may la waaw te Cheikh Omar kenn du sikki sàkk ne tabarakallahu yonent bi jox na Cheikh waaye Cheikh jox na ko te moom it ndeysaan ku tabe la ku baax la ku yaatal la ku yaatu la lañ ko mayoon yëpp
Seydi Tall denc ko ci ngiseem la de waaw saagam boobu mu yor noonu denc ko ca de dafa tibb rek joxe maye pourquoi parce que xam na ni li muy joxe du jeex déggal mais am na ñoo xamante ni ban leen joxee dañoo jàpp xamuñu yàlla xamuñu la xew dañoo yaakaar ni ñoom du ñuy tibb di joxe muy jeex moo tax ñu jël ko bloqué ko waaye moom xam na ni li fii fam nun aw am sik bi xeeri xisaab moom la mooy mbóot moomu mooy su la neexee nga téye bañ a jox kenn yaa ko moom su la neexee tamit nga jox waa àdduna bi yëpp alimentaire ñëpp su la neexee moom nag mu comprendre deuxième sens bi waaw premier sens bi fam nun mooy joxeel moom mu maye rek di tëbbee rek di joxe rek moo tax turam dootul fay ba faw kon bismillah dañ doon ubbee loolu rek ngir barkeel la ko jotaay bi su ko defee antenne baa ngoog mbokk yëpp wax naa ko gars yi ne leen ku bëgg a dugg incha allah mën nga dugg ci débat bi wax sa xalaat poser ses questions ñu waxtaan ci thèmes yi passé ci mooy yëpp daal c'est tey ouvert la incha allah fii ak quelques minutes ñu soog a ñaan incha allahu taala bismillah Haj Makhtar yow la ñëpp déglu. bismillah alhamdulillah alhamdulillah. asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñu fii ci àdduna yëpp ñu ngi sax jullit te bëgg lu baax intéressé ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ñu mel ne rek lii beneen jotaay la wala silsila jotaay la yoo xam ne benn bu ci nekk rek kenn du ko waaye soo boole ñëpp kenn ko nekkul ci biir rek dafay di ko jaar bi ñu ko am dund bu rafet dund bu sell dund bu baax ci société bi ñun nag waa tey suñu ndax ci Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu jël suñu lépp référé ci dundam ci ay njàngale ñu mën a woy moom comme suñu dem subhanahu wa taala jàngam ñu mel ni balaa ñuy sori incha allah ñu mën ko jaar kaw moom te gars yi ne lu dagg rek ñu ne moom lay fekki dangaa tey waxtaan ci ku baax bu sell ci ku yaat yoo xam ne ay dimension ëpp na ñu dem ci jamono ci buñ ko waxtaanee waaw lii sax Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou Tall la réseaux sociaux yi nii bu demee ba l'islam mën a am benn visibilité bi ci réseaux sociaux yi. waaw Makhtar waaw. mbokk yi dañuy wax ne son bi sa son bi dafa des doo dindi sa écouteurs yi peut-être parce que écouteur bu weex bi nga doon utiliser moom daan na leer naa ñi mais bii dafa mel ni xaw naa kii tuuti nga dindi ko nga wax directement xool bi muy joxe. waaw sëñ Moussa moo bind loolu quoi. d'accord waaw kon mooy loolu ñu ngi jégalu. bon donc rek bëggoon a bàyyi ci maam Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou Tall ndax bés dañ laa laaj ci kaw yooyu ñu ne waxtaanee ci maam Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou Tall donc bi ngay tàmbale wax dëgg du ma ko fàttali te gars yi doon kenn fàttewu ko mais maam Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou Tall boo xam ne dundam kenn mënu tënk dundam comme ni nga ko waxee sànq maam Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou Tall ba mu ne ci ñuy jàngale même ci xanaa dundam bi yëpp daf koy jàngale soo demee ci li mu dox li mu jixaat même ci xanaa dundam bi yëpp da koy jixaat waaye boo demee ci dundam li mu taw bi li mu topp say ñun ci mbirum Cheikh Ahmadou Tidiane Sy radiyallahu anhu ca Fuuta ca Égypte ba ca Makka ca Medina man kii xanaa dundam bi yëpp daf koo topp di wël ñoo naan yàlla waaye sëñ bi dafa am ñaari mbir yu am mais dafa am ñaari mbir yoo xam ni lenn li góor yàlla yi ndax moom nañ ko bëggoon nañ ko loolu li nga wax sànq mooy jixaat ci yoonu yàlla dafay am ci ndigal la ba kuy jël sa jaas soo ko wéyee am tiyaaba kenn ko def ku Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou Tall wala ca gaa yi Yonent bi salaay salaam islam dañ sa xam loolu dafa nekk benn privilège boo xam ni Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou Tall dafa am te bu bëri ci jamono comprendre bi loolu beneen bi mooy li nga mujjee wax léegi foofu laa dugg su ko defee doo def xewaat bi mais Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou Tall dafa baax dafa tamit ñun yitte adduna bi yëpp moo nekkoon jàng jafe ndax yaa ngi demal ci histoire yi bu mu demee ba suñu borom subhanahu wa taala ubbil ko buntu yëpp waaw bu wan ko sax ni ko yoon yaa ngi nii waaye kew suñu borom subhanahu wa taala mu koy xamal ci làmmiñu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni ko mën ngaa am sa yoon bu la neexee nga am sa yoon waaye yoon bi benn tampon garanti bi desoon sallallahu alayhi wa sallam tampon ko wax na mu Seydina Cheikh Seydi radiyallahu taala anhu
su la neexee nag ñu jox la sa yoon nga mission waaye nag yow lañ garanti waaye sa njaboot kenn garanti leen loolu day ñëpp nekk rek toog bàyyi njaboot boobu nga xam ne loolu ma wax toog bu muy dugg ay njabootam bokk nañ ci daan kon moom musul sacrifié benn doomu aadama donc loolu tamit di suuf foo boo xam ne ni jamono actuelle yi daf ko soxla ñoom seen jàngale dafa doy waar jamono bi ñu toll nga xam ne nii ñu ngi nekk ci wàllu nguur ci ay politique ak ci mel noonu nga xam ne des fois pour ñoom dañuy gëmloo nañu ay idéologie yoo xam ne nii wala ay xeex yoo xam ne kenn du gis seen bopp loolu ay mission yoo xam ne ñu ñooy jël am ci xalaat ñu ci taw mu ngi noonu waxtaan bi tey dafa solo dama jël beneen Aliou te nag xam nga ñuy wax tey waaw bokk na daal dañ koy suivre te ñun yow yaay suñu waaw yow yaay suñu téye yooyu noonu xam foog ñu xool rek foofu la ñuy xool waaw waaye ngàbboon nañu yeneen yoo xam ne nii ay mbaxalu ay mbaxal la ay xeew ay poson yoo xam ne nii buñ ko bàyyi woon fii nii bu ko moom dinañ ko jël te buñ ko jëlee dañ xam ne ñoo ko moom waaye nag am ñu xooloo fa la ñu xool kon dañuy dem waxtaan bi dañ koy dëppale ak sa dox sëñ bi waaw j'espère que son bi mu ngi ñëw carrément waxtaan bi dañ koy dëppale. waaw léegi Makhtar. waaw. waaw ma ne dafa mel ni son bon waxaatuñ dara ci son bi mais te ñoo bàyyi njóogu mu dugg comme ça nga woote waat ndax mu gën a leer ndax tamit yow yaa ngi wax bon xam nga yow miinante nañu mbokk taalibe yi tamit li ngay wax ils n'ont pas de problème pour te comprendre parce que miin nañ la waaye am na ñoo xamante ni ñu ngi lay déglu te xam naa ni duñ sañoon li ngay wax dinañ ko comprendre à 100%. Image bi moom c'est parfait mais son bi moo xaw a am tuuti problème. Donc li ngay wax dinaa ko tënk léegi incha allah en attendant nga ñëwaat comme ça incha allah ñu mën a nga mën a ñëwaat mu gën a leer daal incha allah taala bu dee bërëb bi la wala écouteurs yi la wala téléphone bi nga xoolaat ko tuuti rek ndax li ngay wax c'est d'une importance capitale te sa intervention yi fan yii yëpp mbokk yi dañ koy barkeeloo. donc ok. d'accord. ok mbokk yi dafa mel ni Haj Makhtar moo doon dugg noonu moom it doon ubbi brèche bu doy waar ñaari brèche sax jëm ci Cheikh El Hadj Omar radiallahu anhu bu njëkk bi mooy jihaadam ji nga xamante ni léeg-léeg ñu bëri xamuñu dégguñu comprendre uñu léeg-léeg nga dégg ñu wax wala ñu waxee noo xamante ni dafa mel ni ñi jihaadul ñu ko mérite wala nangam wala sangam te loolu di erreur bu rëy loolu ñooñu ñu koy waxal ñoom seen bopp ku ci gis Cheikh Omar cër rek nga koy jox màggal ko rek ngay def waaw ndeysaan te li ñu xamul mooy Cheikh Omar dafa am ndigal ci jihaad ji waaw dafa am ndigal ci jihaad ji te du moom kase moo doon sàkku ndigal li waaw du moom dong moo doon sàkku ndigal li waaw du moom rek moo ko doon sàkku waaye moom la ko yàlla teg ci loxoom waaw soo demee ci biir yi ñaanam sax di nga xam ni affaire yu jihaad bi du caaxaan ndax dem na bay wax yàlla naan ko allif qulubal xalqi lil jihaadi xatta taraahu qaa'ima al imaadi wa ayidannahu bina ana ajal fi shahrina hada wa taalihi wadal waaw jamiana li wajhihi muyassari wala tuxayib li raja wal watari waaw wahab li kulli salikin muridi tariqan al muradi bil mazidi ndeysaan radiallahu taala anhu waaw fii ngay déggee xam ni affaire yu jihaad bi kon lu sérieux la lu ñuy ñaan la lu ñuy sàkku la lu ñuy wut la te lu ñuy ñaan nag mën nañ la ko may kon mën na la ko bañ a may te moom bi muy ñaan am na ñeneen ñu doon ñaan ndigal ngir jihaad yàlla lànk yonent lànk sallallahu alayhi wa sallam ndigal li ñu jox ko doomu Saïd boobu ak Adama muy Cheikh El Hadj Omar Fouti radiallahu anhu waaw nga xamante ni fa tabarakallahu ci loolu ci ngay déggee ci ngay comprendre ci ngay xamee ci ngay yëgee ni kon affaire u jihaad bi ku yóbbu tee ci xam ni ki jihaad dafa war a jihaad ki jihaadul warul jihaad moo tax jihaadul waaw ki jihaad dafa war a jihaad moo tax mu jihaad ki jihaadul moom warul jihaad moo tax toog na ci ruqam
leneen li mu yaakaar ni ci la war a mën a liggéeyal l'islam mu liggéeyal ko ci l'islam bu dee bind la bu dee woy la bu dee wax la bu dee maslaa la mu def ko waaw. waaye nag kii dem fee jël jaasi ànd ak i njabootam ànd ak i taalibeem ñuy cor seeni baat gaañ ca rey ca kooku ku jara gërëm la ndax yàlla moo ko gërëmal boppam yal nañ ci yàlla boole. waaw xaaj Njóogu bismillah kon asalaamaaleykum sëriñ. tafadal waaleykum salaam wa rahmatullah. xaaj Maxtaar moo duggoon waaye dafa mel ni foofu kiyam bi son bi dafa xaw a desee neex tuuti waaye ba ne ko liggéey bi yëpp benn la rek. Njóogu dugg en attendant mu mën a déplacé wu fu gën a yow xam nga Sénégal parisien nga mais xam nga Sénégal problème mu réseau yi ak yooyu. alhamdulilah sëriñ ñu ngi leen ñu ngi leen nuyu di leen ziara di leen bal wax di leen baal di ñaan yàlla yal na yàlla barkeel yëngatu yëpp di sant yàlla vraiment ci jotaay bi man fi may njëkkee rek mooy ñaan yàlla gën a yàgg sa taxawaay ndax boo gisee ñun ñoo ngi fi suñu nekk sañ ñoo sax génn ndax sedd bi nga taxaw ci sedd bi nii je pense il fait -1 nga taxaw ci sedd bi nii mu nekk conditions yi difficile ñun ñu nekk suñu nekk vraiment dëgg dudul ni xam ne daal nit bi su ñëwaatoon mi ngi fi mosu fee jóge sax waaye xam nañu bu soo waatoon xare tamit am na ñoo xam ne dinañ fexe ba nañ bokk ci contingent yi ànd ak moom donc di ñaan yàlla yàggal taxawaay bi lépp di bokk ak lépp incha allah ci barke yoon sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu jotaay vraiment macha allah di ñaan yàlla jotaay yiw bi ñu am fii kenn xamul nu mu toll yal na ko yàlla boole jullit yëpp def ko ci àdduna bi yëpp mu tasaare yàlla saxal jàmm ci àdduna bi def ko ci xol yi daat koy tuur ci cër yi tuur ko ci mbooleem àdduna bi yëpp incha allah ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi bu loolu jàllee tamit duñ def lu dul nuyu kilifa yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci àdduna bi kilifa diine yi ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu taxaw sàmmal ñu lii ba ñu mën a am hérité ci lii nga xam ni mooy suñu islam bii nii donc en particulier nga waxtaanee ki nga xam ni mooy Cheikh El Hadj Omar Fouti moom mi nga xam ni mooy comment nuñ koy waxee sax l'inconnu koo xam ni spectrum l'absent le plus présent bi nga xam ni tellement xamuñu ma ko mën a sax qualifié waaye daal c'est l'absent le plus présent bien qu'il est toujours parmi nous mais mi ngoog daal yàlla nañ ko yàlla fayal vraiment ci barke yonent bi di xam ni rek jotaay bi jotaay yiw la rek ndax képp koo xam ni ndax li may wax toujours mani Cheikh Omar nëbboom bi mu nëbbu c'est juste pour mu mën a permettre nit ñi feeñ rek c'est juste ça donc moo tax xam naa ni ndax su ñëwaatoon wala su nekkoon gis nañ ay écrits yoom keroog rek maak Thierno Racine jox na benn livre boo xam ni daanaka livre bu yàgg la c'était en pulaar mooy livre bu intéressant macha allah vraiment ñu xam ni daal nekk na personnage boo xam ni kenn mënul xam dimension vraiment kenn mënta xam dimension tellement ci ay profondeur bindu bi ak profondeur peut-être sax boo liiree ay bindam ni mu lay transpercer ni mu lay dimbalee te bind na ci lépp la bind te bindam boo gër rek loolu rek mën na nekk thème waxtaan ba keroog àdduna tukki donc ñu xam ni ñu am nitu yàlla bu toll noonu ci Sénégal ci àdduna bi yëpp comme ni nga ko énuméré ñëpp xam ko donc ñun war nañ cee gën a mën a profiter bu baax a baax incha allah te xam nañu incha allah suñu amee ñu mel ni sa taxawaay yàlla na ko yàlla yàggal rek incha allah lépp dinañ gën a xam dimension extraordinaire bu Cheikh El Hadj Omar Foutiyou radiyallahu anhu. waaw mbiru mariage yi thème mariage yi yaakaar naa suivre nga ko kooku tamit yaakaar naa ni. am nga ci kii. waaw alhamdulilah waaye dina ñëw incha allah. alhamdulilah su ko defee tamit ñoo ngi rafetlu tamit jotaay yi dafa génnoon sama xel léegi waaye ñoo ngi rafetlu jotaay yi xam naa tamit lu ñu dugg ci waxtaanu Cheikh Omar peut-être moo ñu xaw a gëlëmal tuuti. emporté waaye ñoo ngi rafetlu tamit macha allah
vraiment thème mariage yi li ñuy wax toujours ni ça arrive en son temps te lii tamit dina dimbali ñëpp ba ilaa yomi diir donc mi ngi ko yal na ko yàlla tasaare incha allah muy thème yoo xam ni thème yu intéressant la mais thème yu sensible la bi nga xam ni war nañu am benn approche bu délicat buñ ko ci mën defee ndax mi ngoog ñuy wax bari na waaye tamit am na loo xam ni moom ñu ni la lépp mën nañ la ko permettre comme ni ma koy waxee ñu ni la mën nañ laa jël sambalit mën nga koo génne ci biti ça veut pas dire que boo génnee ci biti n'importe où nga koy tegee ndax am na place boo xam ni fa lañ ko war a teg am domaine boo xam ni foofu la liñ naan domaine de définition ci mathématique mooy niñ koy waxee ni ensemble bi nga xam ni foofu la war a nekk war koo génn mooy tamit domaine mariage mooy bu ñu la waxee ni la tat ni sa soxna leew na la lépp loo xam ni lépp loo xam ne da lay béggal rek mën nga ko def mais loolu ça veut dire que ci biir tamit am na restriction liberté la mais liberté boo xam ne dafa am restriction donc loolu tamit muy thème yu abordé yu am solo yu sensible yi nga xam ni yàlla seet na am na ñu bëri ñoo xam ni bëgg nañ xam waaye dañ dul xam wala nañu jotee message bi mooy xaw a erroné wala tamit ña koy dégg war ko mën a expliquer ñoom ñoo ko mënta expliquer wala tamit ñoom ñoo amul settantal pour mën a expliquer thème yi d'une manière très simple tamit d'une manière très pédagogique donc loolu tamit vraiment muy lu am solo am na tamit passage yi ma ci jàpp yu bari macha allah vraiment thème yi dafa riche lool sax muy passage yi muy am na loo xam ni sax yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ni à part de loolu rek buñ ko amoon c'est pas am na benn waxtaan boo defoon ci njuuxaan boobu moom yaa ngi ko ci doon xaw a laal tuuti muy waxtaan boobu xaw a yàgg déglu woon naa ko ci archive yi xam naa incha allah dinaa su ma ko gisaatee rek incha allah dinaa fexe nu ma ko mën a séddoog mbokk yi incha allah yaa ngi ci doon wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni boo duggee ci toilette te sax booy ëbbali bu dee sa loxo ndeyjoor nga yor mën nga da ngay tëjee sa gémmiñ ak l'intérieur de la main mooy la paume de la main mooy partie bu leer bi nga xam ni la paume de la bi nga xam ne mooy partie bu leer bi nga xam ni moom moo nekk mooy partie bu weex bi rek waaw lii bii ñu ngay def mais su dee sa loxo càmmoñ ngay utiliser donc revers sa loxo ginnaaw ngay utiliser donc à partir wax jooju rek kon war nañoo mën a xam ni yëf yi c'est des choses très simples li ci des rek mooy lan compréhension de li mu bëgg a wax. ak volonté de comprendre. donc compréhension li mu bëgg a wax rek moo ci des aussi muy ay yëf yu doo bëgg te comprendre aussi doo comprendre. dëgg la waaye tamit suñu amee tamit professeur mel ni yow tamit compréhension bi day gën a simple ndax parfois nga daje professeur mu expliquer benn terme wala mu expliquer ay notions yu compliqué ñun fii daf ñuy dal sax da ngay daje professeur boo xam ne yow da ngay lire ay livres yu bari pour comprendre benn notion man mi dar na ma rek ci sama domaine may travailler livre bi yor naa ko pendant des semaines di lire di dem rek mais ndekete c'était comme pour man première bi ma koy approché c'était très compliqué waaye ma ne ba dajeeg professeur yi ba ñu toog bu ñu expliquer c'était comme si en fait dafa yomb fekk ne yow c'est pas yomb c'est juste que moom ni mu amee compréhension moom moo fluide rek moom moo fluide donc yow da nga yaakaar ne yaa comprendre bu gaaw fekk ne yow moom moo am explication bu fluide rek fekk sujet lu mu complexe ça dépend ci nit ki ni mu koy amener ak ni mu koy expliquer ak tamit exemple yi nga xam ne moom la koy étayer pour nit que mën koo cerner mooy exemple mooy cëslaay maa ngi jégg lu baax sëriñ ay mi nga exemple yi mu koy mooy cëslaay yi mu koy indi ak tamit ay exemple yi muy joxe ba nit ñi mën a comprendre ça veut pas dire que nit ki moom moo am compréhension bu gaaw wala loolu parce que bala nga xam loolu la nga dem ca fañ ko wax nga jéem koo lire nga jéem a comprendre mais moo tax tamit ñu lay sant di ñaan yàlla gën a yàgg sa taxawaay ndax facilité bi ñuy facilité ak accessibilité bi nga xam ne moom ngay def ci message bi ba ñun ñu mën koo comprendre facilement
ah ba ñun sax ay anglophone sax am na sax ñu may woo donc ñu nekk ma ngi Angleterre ba yàlla seede na ko ñu ngi may woo di wax di jaaral tamit seeni nuyoo ci man yàlla seede na ko dem chaque fois dama koy fàtte ndax itte yi rek moo ma jàpp mais nag dañ may woo fu ne lañ ma nit di woowee wallahi yàlla seede na ko fu nekk la ma nit di woowee bu seetaanee vidéo YouTube ni ma sa numéro foofu laa ko jëlee donc ñoo ngi nuyu Serigne Mor di ko jaajëfal bu baax ndax facilité bi ñu am ci compréhension yi ñoom nii sax lañ ma ko am na sax ku ma woo sax mi ngi tudd soxna Fatou ma ngi ca Angleterre moom ak rakkam bu jigéen Fatou Ndiaye ak tamit am na tamit keneen ku ñaan Sakho Ndiaye tamit waaw Fatou Ndiaye waaw ak Abdoulaye Cissé Amérique ak soxna si Sakho waaw ak soxna si Sakho moom tamit mi ngi Angleterre moom tamit noonu lay def mais message da nga xam ne fu nekk lay jóge ah lépp pour di wane seen contentement ci message yi tamit ci ñi ngi koy jotee te ñoom noonu lañ ma koy expliquer ni ma ñun dañuy déglu ñëpp waaye nag Serigne Mor moom ni muy expliquer moom daal xam nañu c'est un ni ñu koy waxee it's a very good professor noonu lañ koy waxee sax soxna Fatou moom la koy waxee macha allah donc muy pédagogie bi nga xam ni moom la ñu war a utiliser ci lépp muy macha allah nga xam ni daal yal na yàlla yàggal taxawaay bi yal na yàlla defar lépp incha allah ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc ci mariage man li ma ci dolli rek mooy nit ñi am nañu bëgg mais ñi bëgg ñëpp parfois dañuy tomber ci loo xam ni du la mën a permettre pour ñu mën a nu ma ko mën a waxee am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu xamul rek bu ñu xamee rek lañ daan def dañ koy bàyyi daal di jublu ci la nga xam ne moom la ñu war a def waaye nag mi ngoog yàlla na fekk nga dajeeg tamit ku la mën a expliquer ba nga mën a xam fi ngay teg sa tànk bu baax donc ñuy sant yàlla bu baax vraiment di ñaan yàlla yàggal sa taxawaay ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ kàddu yaa ko su fekkee am na lu ma ci fàtte rek sallallahu alayhi wa sallam waaw bismillah yéen kay comme ni ma ko waxee tey moom mu ngoog vous avez la parole vous pouvez intervenir contribuer donner vos mu ngoog poser vos questions donner mu ngoog parce que tamit comme ni ma ko waxee mbir mi interaction la te échange bi ak jokkalante bi man moom a ci gën a amal solo parce que nit ki tamit doorul jaxasoo ak moom di waxtaan ak moom di ko déglu doo xam ay inquiétude am ak ay yëfam xam nga nit ñi yu bëri da leen di jaaxal léeg-léeg da mais du dara parce que je discute avec tout le monde j'écoute tout le monde je recueille leurs inquiétudes, leurs questions, leurs questionnements. C'est ça qui me permet de pouvoir orienter mes sujets de conférence. Man duma toog di wax loo xamante ni par exemple tey ji ay leçons de grammaire sëñ bi duma ko toog fii di ko joxe ci jotaay bi fekk nit ñi am nañu yeneen i questions yoo xamante ni waaw parce que ñàkk mën grammaire du yóbbu kenn safara tu vois donc ma ngoog te ñun sax alhamdulilah ñu bëri xamuñu ko mais nous sommes très organisés soo gisee jotaay bi ak ci page bi bariwul fiq ak yu demee noonu dinañ ciy tontu nag dinañ ci barkeelu léeg-léeg parce que am nañ page spéciale boo xamante ni fiq kase laab kase julli kase jaamu yàlla kase yooyu kase lañ fay jàngale chaque jour am na cours buñ fay def 7 oustaz ñoo fa nekk ñu ko jàngale chaque jour nous sommes très organisés donc fii lieu d'orientation la d'échange de partage surtout le verbe que j'aime bien mooy partager loolu mooy mbir mi donc mooy affaire bi te tamit loolu Ndiogou je juge que nécessité la mais par exemple am na loo xamante ni dafa yomb yow nga ñëw toog ñu préparer la chaise yi préparer la lépp nga ñëw toog wax li ngay wax soo paree laataa nit ñi sëqat ñu ñaan nga dem sa yoon avant la nit ñi nuyu sax nga dem pour man baax na de parce que ku nekk ak li nga ñeme ak li nga war a def waaye nag affronter nit ñi tamit ba ñu xam ni ñun li ñu yor ragaluñ ko li ñuy wax ragaluñ ko pourquoi parce que amuñu benn prétention déedéet ñun dañuy gëstu ba mu leer ci suñu xol leer ci suñu xel ñu partager ko léegi ku ci d'accord falilahi alhamdu ku ci d'accordul tamit mais indi say argument indi say position say xalaat say gis-gis su boobaa ñu seet nuñ koy doxalee bu dee lu ñu mën a tontu la ñu tontu ko suñ ko mën a tontu ñu ne lii xamuñ ci dara mu jeex tàkk donc il faut un peu de courage génn ci hibernation bi xam nga pour mën a dimbali nit ñi
mën a jokkalante nit ñi te nit ñi doo jëflantewul ak ñoom mais mënoo xam seen i problème mënoo xam seen i inquiétude man thème yi may développé thème mariage bi dara dama toog lu mat juróomi nit ñoo ne ma sëñ bi waxtaanal ñu ci mariage ma xam ni bu dee ku nekk damay toog ak yow defal la waxtaan 2 heures de temps mais man loolu du ma ko yàggee def léegi ma dee ma ne léegi le mieux mooy ma def benn causerie wala ñaari causerie wala ñetti causerie yoo xamante ni monde bi yëpp dañ ci barkeelu ma répondre ci toutes les inquiétudes yooyu ñi ma ñooñu posé su ko defee ku mu doy nga jël ku mu doyul nga dem seeti leneen lu la doy ak ku la doy nga jël ko mu jeex tàkk loolu moo tax man échange bi toujours daf may neex interaction bi daf may neex parce que pour man daal yonent bi noonu la daan doxalee sallallahu alayhi wa sallam gaa yu baax yi noonu la daan doxalee waruñoo ragal question yi parce que question ñaar kase moo ci mën a am ñaar kase mooy nga xam ko nga tontu ko wala xamoo ko nga ne xamuma ko gëstu jiwaat jeex na te wax naa ko comme kenn fayu ma amul kenn kuy fittasu fii di ma jóg di ma jox xaalis ah sëñ bi lu ma xam tontu lu ma xamul ma ne xamuma ko xam nga ni sedd bi fii kenn du ma fi jox ay 20 euros ay 30 euros wala naan sarax leen sëñ bi fii daanaka ba mu fi toog ak léegi daanaka li fi romb ça fait près de 2 heures li fi romb ci 30 personnes lay toll wala 50 te fii te ñi fi romb ñëpp ay xaj lañ yor ak ay góor jigéen ak ay lu kenn xamul ñooy romb fii xam nga ñooñu kenn du ma fi jox 10 euros waaw léegi nag su ma ci du ma waxul ngir yàlla tontuwuma ngir yàlla wala muy dugg ci ay détails di aylu boole ci sedd bu métti bii de xaw ma lu may doon waaw loolu moo tax affaire bi pour man jarul ragal gis nga li may def nii wallahi ñoom nitu l'islam yi boroom xam-xam diine yi ñoom ñëpp ñii la ñu waroon def wax ak gaa yi ubbil leen seen bopp ñu wax ak ñoom parce que ñeneen ñi tamit noonu la ñuy doxalee ñeneen ñi noonu la ñuy doxalee ils ont une grande connexion di jëflanteeg seen nit à chaque heure à chaque minute waaw su ko defee le courant passe message yonent bi day tasaaroo xam-xam bi jàll ma ngokk ku nar a juum soo déglu kii wala nga déglu ka ca des yàlla gindi la ba erreur du am waaw donc nag moo tax seen intervention yi man dama ciy kontaan loolu pourquoi parce que comme ni ma ko waxee rek affaire bi du kenn rek mooy toog di wax muy man mi parce que man j'aime bien écouter j'aime bien écouter moo tax léeg-léeg kër ga ci salle bi noonu damay génn cuk laaj xale yi ñoom ay Ahmed Diaw ñoom Mouhamed Sall ñoom mais ay c'est des jeunes ay seconde la ñuy nekk ak ay troisième dégg nga ay Mame Cheikh Lo ay Abdoul Karim mais ay jeunes lañu ñuy bac la ñuy def mais ay xale lañ ci âge daal noonu laa la ko mën a waxee wala jigéen ñi man leen wax loo leen xam ci nangam mais ñoom damay jëlee ci ñoom xam-xam yoo xamante ni ak dégg-dégg yoo xamante ni loolu mais mënuma ko gis man mënuma ko xam fii tamit dama fiy jëlee ay xam-xam ak ay dégg-dégg yoo xamante ni mais man mënuma ko xam mënuma ko lijjanti waaw kon nag loolu moom mooy njëriñu échange bi ak jokkalante bi ñoom dina tax ñu ñeme la gën la jege gën a mën laa poser seen question yi gën a intime waaw mën laa poser question yi gën a xóot nga dimbali leen wax leen ne leen lii la ci yàlla wax lii la ci yonent wax kenn bañ a juum mais barrière du amee ci nekk rek toog sëgg doo siggi ci kanamu sëñ bi doo ko mën a laaj doo ko mën a poser question mais sëñ bi dina baax de waaye dina yéex a jaar yoon de waaw amul ragal yàlla nañu yàlla boole dimbale ñun ñëpp boole ñu jàppale boole ñu suturaal amiin te may ñu amiin xam nga sànq dégg naa nga wax terme bu graaw da nga ne sujet bu sensible laa doon traité mooy le mariage te ñu ko war a traité avec délicatesse ñaari terme yooyu nga wax dégg naa la de waaw dégg naa la bu baax a baax te loolu billaahi te loolu nga wax dëgg la moo tax démb bi may def la causerie en français ma wax gars yi man leen bu kenn jàpp ni yow laay waxal déedéet je ne parle à personne je m'adresse à personne je m'adresse à tout le monde de manière générale parce que les règles de l'islam sont des règles générales waaw man ko parce que affaire mariage dafa sensible di nga wax lii fekk keneen am na lu mu dund ci biir këram ci ay coono ci naqar nga wax leen mu yaakaar ni sax yow li ngay wax da nga koy contre wala yu demee noonu fekk déedéet man règle générale laa lay jox léegi nag yaay adapté wu dooy adapté wu nag léeg-léeg mu baax ci yow léeg-léeg du baax ci yow su ko defee nag ku nekk yaay jël nga xool li yonent bi jàngalee nan nga koy jariñoo nan nga ciy jariñoo nan nga koy jariñee nit ñi
waaw moo nga moo tax c'est très sensible mais tamit duñu amul courage yu traité ko kan moo koy traité ah dëgg ku la koy traité dëgg la kenn du ko traité dafa am benn xale ci xale yi dëgg la taalibe yi militaire la moom affaire u déminage yi lay def ndeysaan dafa ñëw seet si ma ñu waxtaan ma yërëm ko lool ndeysaan ndax il est très jeune il est très jeune affaire u déminage yi lay def mu ne ma mais Serigne jarul jaaxle ndax man bi may def sama formation sunu capitaine bi daf ñoo wax nañu mais faites ce job là si vous le faites pas personne ne le fera à votre place. est-ce mu ne ma pas-pas boobu laa am sama xol xoolal loolu. billahi gis nga suma saal la ma ko waxee maag moom. ndeysaan mais fi ma toog man dafa am lu ma inspiré wax jooju. est-ce que dafa am lu ma dégg lu rëy loo ci mais loolu dafa gaaw. loolu pas-pasu nit yàlla yi la ak yonent yi. suñ ko deful ku koy def. ah waaw mais njóogu tamit lu toll ni affaire sexualité lu toll ni éducation sexuelle. mais tey bi ñëpp bëgg ci teg seen tànk wala ñu bàyyi ko ñoo xamante ni ay caaxaan kase ki doye di kase seen morosité sexuelle moom la ñuy exposé ci kanamu télévision yi ak ci kanamu rajo yi ak presse bi. mais ñooñu duñ leen bàyyi ak suñu jeunesse bi. adduna bi day tukki. il faut que mu am courage. ñu toog traiter le débat avec sérénité dégg nga avec sérieux sunu ndaw ñi mën cee jëlee ay xam-xam man ñu retour yi ma ci am man ci laa xamee ni lii gars yi dañ ko doon xaar. am na ñu bëri nee nañ ma sëñ bi avant ñu takk soxna waroon nañ laa déglu. dëgg waaw. man leen nag c'est pas vaut mieux tard que jamais. donc yéex ngeen ko jot mais jël leen lu ciy njuumte ngeen jéggulu yàlla lu ci orientation ak i xalaat yu baax ngeen jël ko mettre ko en œuvre. waaw benn mbokk mu baax daf ma woon ne ma man waxtaan wi du ma koy déglu maak sama soxnaay bokk toog nii di ko déglu ndeysaan. waaw nga ñuy soññ di ñu dimbali di ñu defal loo xam ne bu nekkoon France gii la tu vas payer 200 € les conseillers conjugaux les psychologues les psychiatres. waay ah. ma ne ko sëriñ bu mat sëriñ lépp lay doon day nekk médecin nekk sëriñ nekk ñaan nekk psychologue nekk psychiatre nekk sociologue nekk lépp lay doon. mu ne ma man xam na mu ne ma loolu nga waxtaan ak ñun ci conseil nga jox ñu ko suñu couple suñu demoon ci conseillers conjugaux yi wala psychologue yi mais il nous taxe 200 € muy ab 120 000 francs 130 000 150 000 pour une séance de moins d'une heure de temps mu ne ma moom nga ñuy defal gratuitement ma ne ko loolu mooy l'islam tout est gratuit dem aljanna nga jën ngay def sa xaalis dem sama nga kon affaire ba waaw dëgg la Serigne mooy antivirus rek Serigne comme ni nga koy waxee. dégguma waxtaan bi nga waxoon ci tilim ruux gu tilim ni ñu koy xàmmee mi ngi. waaw yaa doon wax ni Serigne mooy antivirus rek. Serigne mooy antivirus. ci mooy antivirus moom moo naan bul def lii defal lii moytul lii. waaw ba nga àgg fa nga bëgg a àgg. waaw élément bu dugg ci système bi rek mu ne am na lu bees lu fi dugg te bokk. moom bu ko ubbi bul ubbi fichier bi. waaw bul ubbi fichier bi soo koy ubbi mu ñun ñëpp ñuy dégg. ndeysaan barikal. dëgg la loolu la de ndeysaan. sëriñ bi daal man daal li may wax daal mooy yàlla yàgg sa taxawaay yàgg sa taxawaay rek vraiment. thème yi thème yu am solo. donc mi ngoog man nag amoon naa xam naa peut-être bëgg naa tamit nga ñëw ci yenn thème yi comme ci mariage la tuuti mais bi nga ko commencé ci la sama xel dem ci loolu mooy par exemple comme ni ñuy waxee ni léegi ni mariage mode la parce que sa xarit yëpp a ngi marié da ngaa war a marié wala tout ça léegi moo tax man ma amoon ñaari inquiétude mooy d'abord premier bi mooy ndax nit ki dafa war a bàyyi léppam pour xaar mariage kees du def benn effort comme xale jigéen ñu bari nga xam ne ñuy def léegi toog rek ni man du ma loolu su ma amee jëkkër rek baax na après nag mi ngoog ñu bàyyeeku duñu jàng duñu liggéey duñu def dara duñu am benn esprit entrepreneurial pour mën a jël seen bopp en charge wala tamit di am xam-xam di wut xam-xam boobu tey bëggoon naa su fekkoon mu ngi te benn waxtaan tout ça ndax nit ki dafa war a basé léppam ci mariage ni man su ma xasee ba marié rek arrivé naa samay soucis jeex na ainsi de suite ndax nit ñi tamit ñu bari boo xoolee ba yàgg ñu la ñuy dugal ci camp bu mariage yëpp mooy pression sociale bi
ndax da ngay toog lu yàgg amoo jëkkër ñu naan la non même da ngay gis sa jigéen sax bu muur ay cëram yiw correct nekk ci daayira yeeg ci affaire yi dañ ko naan yow kat toppal lii rek su yàggee sa morom yëpp a ngi jar mais yow su yàggee yow doo jar donc terme boobu lañu donc muy pression sociale xam naa peut-être loolu tamit su fekkoon te mën nga cee ñëw. waaw mais far sax soo ko amul dañ la koy laaj danaan la ndax kenn du fi ñëw il faut ñu laaj la ko far. waaw léegi boobu xam naa ne soo ñu mun def benn waxtaan bu gën a yàgg ndax tamit c'est en relation ak lii. donc parce que loolu tamit le choix ak tamit mi nga deuxième bi mooy tamit li ñuy wax tamit mooy rencontre bu amee ba mariage am. ndax tamit doom tamit ndax ñàkk am doom ci biir couple ndax dafa war a tax couple bi tas wala bay am ay problèmes sociaux wala ñu koy gaaral ci kër geek wala ainsi de suite loolu tamit bëggoon naa ñaare su nekkoon te mën nga cee ñëw ndax bii c'est avant bii c'est après ndax mariage c'est pendant mais lii mooy avant ngay marié ak boo marié ba pare lii ñëw ci tegu ci ginnaaw donc loolu dañ bëgg naa tamit su nekkoon te mën nga muy ñaar yooyu moom xam naa ni ñaar la yoo xam ni ça me tient à cœur su nekkoon te mën nga cee ñëw xool mi ngoog daal comme ni nga defee ci kii orienté wu comme ça su fekkee tamit mën nañ cee mi ngoog daal ñaar yu ma kii la maa ngi jégal loolu bu baax de xam naa ni spécial non ci man nii laa ko bëggee comme ça ñu gën a mën a organiser wu donc mais loolu je crois que dañ koy def direct spécial parce que dafa am benn direct boo xamante ni bëggoon naa ko def mu jëm ci phénomène yu bees yi nekk ci suñu réew mi par exemple léegi dafa xew lool am jëkkër am far dafa xew tamit am jabar am ay doxuma la sax benn gel mais ay gel waaw am ay coro yu bari di taxawal yooyu dafa am léegi lu xew la phénomène la bu garaaw a garaaw ci réew ma waaw lu garaaw la lu xew la loolu direct boobu xam naa dama koy booleeg affaire stérilité mariage et stérilité boole ci tamit mariage ak mangook choix yi avant quoi xaw ma noo koy tuddee noonu mooy avant mariage bi mangook période pré-mariage quoi période pré-mariage ak stérilité waaw incha allah dinaa ko bàyyi xel mën naa am bu subaa ñu def ko wala ginnaaw suba dañ koy préparer bu baax rek incha allahu taala mangook kooku thème bu boppam la thème bu am solo la incha allahu taala yoo ngi ñaan yàlla mu dimbali ci ba ñu mën koo traitement boo xamante ni ñëpp dinañ ci mën a jariñu loolu rek lañ ci bëgg waaw incha allah incha allah moo ko def incha allah noonu la yow moo xam naa ni moom tout ce qui tourne au mariage tout ce qui tourne autour moom ça m'intéresse tellement te tamit bon donc man damay observer rek je ne fais qu'observer ensuite j'essaie juste de tirer des leçons de observation yi may def pour am samay interrogation ba nga xam ne su ma gisee occasion rek ma poser ko c'est juste ça moo tax ma ni woon yow daal naa ko wax fii en direct non am na solo léegi la ñëw sax léegi la ñëw non moo tax ma ni woon tu es inspiré c'est l'effet du kebab kebab bi de ay waay macha allah yàlla defar lépp yàlla baax na ndeysaan yàlla baax na incha allah yàlla baax na incha allah fii daal ñoo ngi kontaan bu baax ci yëf yi même fii ma nekk sax Compiègne vraiment am na ñoo xam ne sax ma partagé vidéo yi ci lañ la laajte daal ni kii mooy kan man leen kii mooy Serigne Mor ñu ne man leen nag ci mariage lay traité mais biñ ko liiree vraiment macha allah jot na ay retours yu bari ci vraiment ndax am na yu bëri xamuñu ko woon xam nga fii boo gisee France moom nit ñi moom dañ ko daal am na yu bëri xamuñu ko woon mais après ci lañ découvrir yan nii dañ ko macha allah te yàlla baax na yàlla dolli sutura incha allah ñu fexe ba nga ñëw fi rek incha allah ci barke yonent bi yàlla ko yàlla def incha allah. amiin yaa rabbi. kontaan yàlla baax na vraiment jot am na solo yàlla baax incha allah yàlla yàggal taxawaay bi yàlla guddal fan yi ñoo ngi nuyu tamit suñu mbokk tamit ñoo ngi nuyu tamit mbokk yi ñu nekkandool fii tamit ñoom sëñ Racine ñoom sëñ Thierno Racine li Thierno Omar ñoom Hadj Mohamed Hadj Ibrahima ak seeni soxna ainsi de suite ak ñoom Thierno Mbaj ñoom ñëpp daal vraiment waaw ñoom Babacar Touré Ablaye Diaw Cheikh Sey borom Lorient waaye ñoom Cheikh Sey ak maam Alaaji moom tamit mi ngi def ay dugg yu am solo macha allah ay questions yu pertinentes maam Alaaji Diouf bu Londres waaw maam Alaaji bu Londres waaw maam Alaaji Diouf waay moom mi ngi def ay intervention yu am solo
intervention yu intéressante vraiment macha allah ah oui moom tamit ku kii la ku kii la daal vraiment ku présent ku am solo la te tamit ku xel mi xel mi ñëw la incha allah waaw vraiment te mi ngoog daal yàlla ko yàlla yàggal taxawaayam réflexion yu xalaat yu rafet waaye macha allah dañ koy suivre question yi profonde vraiment waaw man question ma gën a marqué ci intervention mooy bi mu waxee dundal suuf je pense boobu tamit question bu profond la si macha allah boobu moom yàlla boobu moom macha allah vraiment nga xam ni moom mi ngoog daal ay intervention pertinente mi ngoog daal yàlla baax na yàlla yàggal taxawaay bi mi ngoog daal yàlla bàyyi la ak sa sago guddal sa fan li nga bëgg yaa ko xam yàlla defal bu na kawe sa njort yàlla defal loo xam ni sax xalaatoo ko ba nga xam ni day nekk mi ngoog incha allah yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi amiin sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi profité di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam ndax kilifa gu mat kilifa la kilifa di ñaan yàlla yàggal taxawaayam incha allah ci barke yonent bi ak ñëpp ñoo xam ne ñi nekk fi sallallahu alayhi wa sallam ak tamit mbokk yi nga xam ne moom ñoom lañ bàyyi Sénégal incha allah ñaan yàlla yàggal seen taxawaay ñoom Hadj Makhtar ñoom ñëpp di ko jaar ci Hadj Mbaye Fall Ndiaye mooy suñu coordonnateur général donc mi ngoog moom suñ ko nuyoo rek nuyu nañ ñëpp di nuyu gaa yëpp incha allah sëriñ bi ñooy jégalu bu baax ñooy jégalu nag ci ndax xam nañu dëkk bi sedd na lool man maa ngi sama néeg toog waaye nag donc mi ngoog ak sedd bi ci biti te comme yaa ngi ci biti moom xaaral ma jéem a kii benn la rek waaw déggoo li ma daan wax xanaa ma ne am nañ ci gaay yàlla yi ñoom suuf si mooy seen lal asamaan si mooy seen mbàjj allahu akbar waay macha allah cey waay seen waaw suuf si seen lal asamaan si seen mbàjj macha allah yàlla nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp jàppale ñu amiin incha allah fépp benn la rek lépp yiw la rek lépp yiw la incha allah waaw jërëjëf waaw ma ngoog fekkee fàttewuma dara waaw lépp leer na sunu mbokk mi Adja Faya moom it xam naa ni ci ziar bi la bokk Adja Faya Cissé moom it sunu Adja Faya Cissé waaw moom it sama Strasbourg borom Strasbourg wetu Allemagne tamit ma ngoog kooku allemande la jàmbaar la moom c'est une grande intellectuelle ndeysaan daraan ba ndar suñu wan ndar day ñëw ba ci sama salle pour ñu toog discuter et puis des thèmes de tout ordre de ma ngoog ndeysaan ci politique ci jigéen ci féminisme ci l'islam ci spiritualité ndeysaan intellectuel bu mag la te ku xam boppam la macha allah muy ku baax te moom vraiment dëgg la sunu mbokk la sax ci Pape Ousseynou ak maam Marème Diop yaayu Pape Ousseynou dëgg la ndax papaam nijaay la ci Alaaji Ousseynou loolu lu wér la cousin Serigne bi la waaye nag moom dañ ko tuddee Adja Ndiallo Faye Adja Ndiallo Faye dafa bokk ci jigéen ñi nga xamante ni maam Alaaji moo leen yaral boppam ñuy ay doomam wallahi est-ce que ndeysaan donc moom de fu ñu ko gisee rek suñu xel day dem ci suñu bàjjen bu baax boobu nga xamante ni moo jur Alburilaax le grand international sénégalais waaye Adja Ndiallo moom dafa bokk ci ñi njëkk a daggal maam Alaaji añ ba tey ji añ baa ngay ñëw est-ce que ba tey ji chaque jour añ baa ngay ñëw ñoom ñoo ko daan indi moom ak ay sëram waaw man nag dañ maa yàgg bëgg yàgg maa def nijaay macha allah seen yaay di ku baax soxna Rama macha allah seen papa tamit lu baax rek lay wax toujours di kuy ñëw ba ci sunu nekk di waxtaan ak ñun di échanger ak ñun di borom xalaat di borom xam-xam macha allah moom it vraiment moi j'aime bien sa compagnie ndax c'est intellectuel bu mag la soxna Ndiaye mi soxna Faye bokk Faye Cissé macha allah waaw donc moom it moo ngi bind nee na ñaari thèmes yëpp la bëgg ñu boole ko waxtaane ko incha allahu taala boole kook yeneen détails yi ma doon wax
pour ñu boole ko ci ñu def ko benn thème incha allahu taala noonu lañ koy defee ngir ñu mën a am temps bu baax a baax a baax waaw yal na yàlla fay ko yow moom it yàlla jàppale ko fa mu nekk yàlla defal ko fa ndam jox ko diplôme yu yaatu mu ànd ak xéewal liggéey bu yaatu teraanga yu yaatu mu mën a jàppale papaam teral yaayam vraiment ñu nit mu nekk suñu sak ndax suñu jarbaat la waaye nit ku baax la waaw j'ai beaucoup de respect pour elle waaw macha allah dëgg la jàmbaar la man seen kër ma gën a nekk xale daan naa fa jaar naa fa ba du yàgg maximum gars yi di daan jël am na chaque àjjuma buñ musaan jullee kër Maam Alaaji pare boobu lañ gën a nekk xale dafa lañ daan jaar daan jël dërëm par àjjuma su ma fàttali ko bu baax chaque àjjuma lañ fa daan jaar di jël ay dërëm 5 francs di ñibbi donc ñu xam ni foofu tamit te suñu kër tamit Mbodiène ak Sissène tamit ñoo taxaloo mi nga xam ne moom maamam Alaaji soxna Fat ba mu Alaaji Galaay Siis maam Galaay Siis waaye Alaaji Galaay Siis donc moom tamit mi ngoog moom tamit ñu koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm te yeexuñu yàlla yóbbu ko àjjana fi ci barke Yonent bi sallallahu soxna su baax soxna Adja Faya moom parfois ñuy faral di déggante mais ku baax la vraiment te ku pertinente la ko may idée yu parfois day wax sa idée nga ni may kii moom ci ban planète la jóge macha allah ay idées yoo xam ni daanaka da nga naan kii moom qu'est-ce qui se passe intellectuel la ndax man maa normal wala moom moo gis lu gën a sori tellement mais da nga xam daal ku gëm boppam la surtout ku xam boppam te aussi toogul daal di xaar vraiment loolu moom lu ma neex ci moom la toogul di xaar te aussi ku pertinente la aussi vraiment te elle a am tamit les ku xam boppam la surtout ku xam valeur la tamit muy soxna su baax tamit waaw vraiment nit moom boo xasee ba xam sa bopp rek jeex na yow da ngay noppale ci lu bari xam ni mooy li ngay wax rek li ngay wax ni personnalité nekkul ku la saaga nga di man kenn du ma saaga man wala kenn du ma kii wala du ma def lii noonu nangam personnalité mooy xamu noo ko waxatee nga xam ni lii laa war a def ñun la loo war a def nga ni parce que moom laa war a def ñun loolu tax nga war ko def nga ni parce que lii laa war a def mi ngoog daal mi ngoog xam li nga war a def daal xam sa cër boo ko defee kenn ëpp personnalité wallahi te personnalité bi yëpp mag bi gën a mag nag mooy nga xam ne yàlla mooy yàlla ku dul yàlla rek jaam la donc loolu moom soo ko defee kenn ëpp la personnalité te loolu yaa ngi doon jàngale te moom tamit ku am personnalité la parce que bu ñu waxtaanee toujours man chaque fois damay jàng ci moom suñu waxtaanee toujours damay joxe idée yoo xam ni mi ko da nga naan mais kii moom est-ce qu'elle vient du Sénégal vient d'une autre planète tellement ay idée yu sori la am vraiment ay idée yu macha allah keroog daf maa wax ay idée yu mooy yu tooy sama xol vraiment ci jumaa ji ci jàkka ji ci yitte yu bare yoo xam ne daal day ñaan yàlla na ko yàlla macha allah ma ne mën na nax ku nekk non mën na nax ku nekk man de nax na ma vraiment nax na ma loolu sax waaye ma ne la yow ci gëb la nga daan ñëw xam nga ne ñun suñu saal boobu ñëpp a fay daje intellectuel yeeg gëstukat yeeg suufi yeeg ñëpp a fay daje mais keroog mujj gi ñëpp dañoo mujj wër ko waaye lu ku tabax rek mu toj lépp ba noppi nag tabax loo xamante ne kenn mënu koo toj ma ne waaye sama jarbaat waaye jàmbaar la mujj gi ñëpp mujj ànd ak moom ndeysaan te keroog débat bi ni mu tàngee mujj gi am ko ñëw kii ma ne ko déet ma ne ko déet bàyyi leen ñu doxal bàyyi leen man sax ci dama ciy dugg léegi mu gën a xumb dëgg la ndeysaan heure bu ñu àndoon dina yegg si ba ca saal ba nuyoog man ñu waxtaan ci àdduna waxtaan ci yàlla waxtaan yooyu mu rocceeku ndànk dem ndeysaan wallaay dëgg la macha allah mais en plus elle est très discrète vraiment une personne discrète soldat de l'ombre comme ni ñu koy waxee toujours wallaay ndeysaan mais non ngoog yàlla baax na yàlla ko yàlla taxaw ñun ñëpp nekk fii donc ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi bëgg ku nekk fa nga nekk daal li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal amiin yaa rabbal aalamiin sallallahu alayhi wa sallam amiin moo tax xam naa tamit moom tamit du ñàkk benn jour tey mu dugg maa ngi koy wax xam naa tamit du ñàkk benn jour tey mu dugg ndax loolu toog à côté que ñëw naan dañuy ëffal rek ñuy dugg di wax ak alors que moom elle a des idées beaucoup plus claires beaucoup plus xaw ma lan beaucoup plus tranchantes que non waaw et puis Ndiogou moom dafa am ñaari mbir parce que y a des gens qui écrivent bien et qui s'expriment mal et d'autres qui s'expriment bien et qui écrivent mal wala ceux qui écrivent mal et qui s'expriment bien
moom nag yàlla dimbali na ko donc du bindee da ngay gis day rafet mais du waxee nag ci lay gën a neexee ci lay gën a correcté donc macha allah moo tax plateforme bi soxla nañ ko de soxla nañu intervention bu baax a baax a baax waaw toujours sax du benn thème rek mais elle est toujours la bienvenue c'est ça que je veux dire donc inchallah moo nga bërëb bi bërëbam la jotaay bi jotaayam la moom ñëpp inchallah dëgg la inchallah waaw Serigne kon ma tàggoo rek inchallah kon ba suba inchallah rek xam naa ni waaw baax na amul problème dëkk bi kii na rek waaw ci bëccëg bi rek dinaa la wax bu dee préparé naa thème bi ba mu pare dinaa la def signe comme ça inchallah ñu seet nañ koy organiser inchallah taala inchallah jërëjëf Ndiéguène jërëjëf kay bismillah kon ñu bàyyi xaaj Maxtaar mu dugg wala keneen ku bëgg a dugg rek nga dugg bala ñuy ñaan inchallahu taala jërëjëf Mbodj yàlla na yàlla fay la yiw yàlla fay la teraanga bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Mbodj kon alhamdulillah mbokk yi tabarakallahu xaaj Njóogo Ngok ci pas-pasam ak dogoom ak yitteem ak ngëmam ak vraiment liggéey bu rëy bi mu liggéey ci biir xadra bi ci domaine des TIC technologie de l'information et de la communication macha allah kenn mënu ko cee fay xaaj Njóogu Mbodj liggéey na ci liggéey bu doy waar wallahi waaw am na fu mu ñu fekkoon am na fu mu yóbbu liggéey bi wallahi yàlla seede na loolu waaw te loolu on lui sera éternellement reconnaissant waaw yàlla seede na loolu gërëm nañ ko gërëm lu rëy ñaanal nañ ko ñaan yu rëy waaw ba yàlla dogal na tey jii mission bi indiwaat ko fii ci suñu wet encore mu mel ni rek dafay gën a baax te dafa mel ni alhamdulilah ba mu ñëwee ba tey tamit gis nañ ni alhamdulilah liggéey baa ngi gën a dëgër di gën a baax di gën a barkeel moo ànd ak suñu soppe yëpp ànd ak mbokk yëpp ànd ak mbokk taaliba yëpp ngir yëf yi gën a baax sunu site internet bi moo ko yor sunu page Facebook bi moo ko yor ànd ak Ousmane Lo ak gars yi mu sunu page YouTube bi moo ko yor tabaarakallahu yeneen liggéey yi ci des yëpp moo ko yor fi ñu nii moo ngi coordonné ak waa Angleterre waa Hollande waa Amérique mbokk yooyu yëpp ndax numéro téléphone am la ci def te loolu su ko neexoon mu bañ ko def ndax ku ko ci def jeex na minute bu jot ñoo ngi lay woo te ko décalage horaire yi bokkul dafa wuute waaye macha allah chaque minute démb barki démb ci fajar bi may waaj a julli laa ko bind wax ko ay problème yu am ci page Facebook bi ndeysaan avant 7 heures lijjanti na lépp gérer lépp wëlbati lépp defaraat lépp ba lépp rafet muy sunu ndam ñun ñëpp di sunu sakk kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla mi nga xamante ni dara tëwu ko yàlla na borom bi tabaraka wa taala defar ay mbiram moom Njóogu Mbodj yàlla jàppale ko yàlla defal ko sutura li ci ëpp du intervenir rek gars yi ne kon kii mooy Njóogu Mbodj turam la ñuy gis ci page YouTube bi ci page WhatsApp bi ci page Facebook bi waaw ñoo ngi koy ñaanal yàlla faj xaajoom tegi tiisam saafara ay jàngoroom jox ko ay càkkutéefam moo mbokk yi nekk fii yëpp ñoom muqaddam Abdoulaye Diaw Fall Cheikh Sey soxna Adja Faya Cissé ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala faj seen i xaajo jox leen seen i càkkutéef bismillah. waaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi ziar. waa xaaj yaa xam naka mu. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. naka yaram wi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. bismillah jërëjëf. waaw jërëjëf. ñu ngi nuyu ñëpp. waaw bismillah ñëpp a ngi leen di déglu. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. waaw kontaan nañu bu baax ci débat bi ñu ngi lay nuyu ñu nuyu dëkk xaalis bi yëpp ñu seetaan dëkk bi di sant tamit di nuyu suñu mbokk xaalis Njóogu Mbodj yi nga xamante ni moo ngi jógee léegi waaw di ko ñaanal moom it di ko ñaanal bu baax ndax comme ni nga wax rek am na jéego yu am solo yoo xamante ni def na ko ci mouvement bi ak ci adresse bi ñu koy sargal di ko ñaanal suñu yàlla ko sutura di ko dëgëral xanaa di barkeelu tuuti rek ci waxtaan bi ndax xam naa mooy sama première fois ma intervenir directement ndeysaan
waaw ndax dangaa wax lu am solo ndax tey ci fekk mooy suñu waaju baax si jaama def ci islam radiyallahu taala anhu. waaw def na ci moom waxati ci moom te insha allahu li ñu continuer di wax ci moom ba faaw ndax moom moo waral lépp tey jii yàlla defee ñu taxaw fii wala nga taxaw foofu di wax ci diine daanaka waaw Xaaji Omar Fuuti Taal am na lu bëree bëri loo xamante ni ndax su ma fàttalikoo am na waxtaan boo xamante ni mos nga def nga ko directement nga ko defee donc yaa ngi doon wax ni wëliyu du indi sariya bu bees dafay indi orientation ak compréhension bu bees ci sariya te tey jii Cheikh Al Hadji Omar Fuuti Taal loolu la jàngale loolu la indi te yow it ci lancé boobu nga nekk yaa ngi indi beneen nouvelle compréhension boo xamante ni ci sariya ci dégg-dégg ak ci doxalin boo xamante ni nit war na koo mën a dund addunaam bu baax alaaxiraam bu baax loolu tamit sant nañ la ci ñu la ci ñaanal bu baax te Cheikh Omar Fuuti Taal moom wax ci daanaka waaw mooy dem ci géej gi rek nga tànk tuuti mu jël sa kopp daa ciy tànk daanaka ab géej la da ngay am guddoo rek mën ci barkeel loo ci waxte moom da nga koy sante yàlla ñu ngi waat kontaan bu baax di ñaanalaat suñu sëriñ xalifa bi yàlla na ko yàlla loolu di sutura may ko ci fan ak wér kontaan nañ bu baax vraiment sant nañ bu baax tamit ci li nga jot a waxtaani ci semaine yi muy mariage wax na ci waxtaan yi am solo donc ci résumé rek man dama ci jàpp loo xamante ni moom nga jëkk wax muy mariage 100% la yàlla def moolu tere la ci 3%. donc daanaka lépp loo xamante ni lu 100% la ñu may tere la ci ñaar lu waay loolu war nga ko mën a mun sante ko yàlla ba loolu nga xamante ni yàlla moom la tere ñu mun ko bàyyi loolu tamit lu am solo la te képp koo xamante ni que ça soit mu nekk célibataire mu nekk marié même ñi nga xamante ni marié nañ ba divorcé war nañ di mën di gëstuwaat di jàngaat di xoolaat waxtaan bi dégg loolu mën ko jëfe te sang daal xaj dem jigéen comme ni nga ko waxee chaque mariage bu amaan balaa ñuy def dara ñëpp koy toog ñaari parti yëpp ci ñaan ak ci may ñu toog waxtaan seen biir ñu joxe dernière recommandation ba ñu d'accord ba defee yàlla suturaal de ñu moye loolu tamit dafa am solo te loolu dafa war a tax ñëpp boo xamante ni yaa ngi fas yéene am soxna bi war nga mën di commencé di jàngat loolu di ko jàngat ci bi nga nekkee célibataire di ko jàngat tamit di ko dund bi nga marié ba pare fas yéene la dimbali nga mën di ànd ak moom ba ilaa yawmi diin donc sant nañ yàlla bu baax te alhamdulilah jàpp naa ni gis naa ni nit ñi dégg nañ ko te incha allah déglu nañ ko jàpp naa ni dinañ ko jëfe ndax waxtaan bu am solo la sensible na lool waaye nag yow ni nga ko expliqué ni nga ko waxee waxtaane ko mu am ouverture ba pare ñëpp dinañ ko mën a dégg dinañ ko mën a jëfe te message bi jàll na loolu moom alhamdulilah ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax ku seetaan direct bi ku xool vidéo yi après di nga xam ni am na solo nit ñi jox nañ ko importance boo xamante ni waaw ëpp na suñu njort alhamdulilah te incha allah aussi noonu lay demee saa su ne parce que chaque année mbir bu yokku rek gis nañu incha allah lépp mu ngi yokk lépp mu ngi avancé te mu ngi gën a neex mu ngi gën a rafet te ba tey amul dara loo xamante ni tegg nañ ci yoon bi nga xamante ni moom lañ jëloon ci première fois donc loolu tamit ñu ngi ci santat yàlla bu baax di la ci ñaanal di la ñaanal yàlla may la ubbeeku zahir ak baatin yàlla salaam saa su ne ba lépp loo wax ñu mën ko dégg mën ko jëfe ci adduna bi ak fu ñu mën ci nekk ci adduna donc xam naa ne du ma guddal damay bàyyi sama waa ji aj maxtaar mu jottali waxtaan waaye nag kontaan bu baax ndax waxtaan bi am na solo trop ñu ngi koy bàyyi xel na bu baax a baax wala seeta na ko xëy na jot bi moo dul am ci direct bi rek waaye nag dinañ def chaque instant ñu paree dinañ ko xoolaat bu baax a baax ñu ci recommandation ñoom yàlla ñu am dégg di ñaanal intervenant yëpp di ñaanal aussi ñi nga xamante ni ñu ci chaque jour waaw suñu mbokk xaaji Ndiogu xaaji Maxtaar Moussa Ndaw waaw ma gaa yooyu nga xamante ni vraiment waaw
ay guerrier lañ daal ay jàmbaar lañ comme ni ñu koy waxee ay gaynde lañ sant nañ ñëpp ñu ngi jégal waat bu baax di la ñaanal yooyu baax àlla wala si ma doon xewal mbokk yëpp salaamaaleykum jërëjëf xaaj yaa xam yal na yàlla fay la yiw yow it mottali sa yéene bismillah xaaj Maxtaar waaw dama doon nuyu xaaj yaa xam rek waaw donc dañuy sant yàlla tamit balaa ñuy sori donc ku sant nit doo sant jaam am na lu bëri loo xam ne nii tey yàlla cërale nañu ko sa mbaax waaye nag ci moom lañ ko jox parce que li ñu ci la joxe tey donc ñu ngi jaajëfal loolu bu baax àdduna nit yàgg na joxe waaye ñoom joxe te ñu joxe ñoo joxe léegi joxe na avec la manière donc ñu ngi ko jaajëfal ak suñu magu daara la donc vraiment c'est fierté mu nekk nii ci wetam di wax des fois loolu laa koy tooñee man su may wax day ñaan yàlla mu wax jàmm ndax su ma waxee lu ëpp dama naa leen yaaxal mu xool loolu day comme ça va donc mais Serigne dañuy sant yàlla tey moom xam naa ni man tey damaa xamul sax lu may doole ci waxtaan bi Serigne tellement niveau bi ni mu tàmbalee ak fi ko njóobuwaat dafa nekk loo xam ne ni day waar soxna Faya dugg foo xam ne nii man da ci am ay thèmes yoo xam ni samay thèmes bopp la dama ko yooyu maa ko bëggee sama bopp ci thème da ci am ay thèmes yoo xam ne nii moom mu ko xasee dégg ni wala ma gis rek daanaka damay bëgg ñu waxtaanee ko parce que waaw je me dis que dafa nekk ay mbir yoo xam ne nii dañ ko bàyyi nii rek comme ni Ndiogou wax nga wax ko nga ni waa ji loolu wax mun la ki ko formé dañ ko lii soo leen ko deful ku koy def waaw donc yaa bëgg de choses yoo xam ni dañu bàyyi ay nit ñu koy traité ñoo xam ne nii seeni source d'information ça n'a rien à voir avec la religion musulmane moo am ñeen ñi topp mooy comme ni ñu doon waxee kenn mooy ñi nga xam ne nii ay jullit lañu ay ustaas lañu ay nit diine lañu waaye nag am na lu leen tënk ñii am nañ ay pression ci état bi ñii am nañ ay pression yoo xam ne pression morale la pour ñoom seen image wala visibilité bi ñu soxla tax nga am loo xam ne mënuñu koo wax ñi tamit am na ay partis yu ñuy défendre ba tax na mënuñu xuus ci liñ bëgg xuus donc on a besoin de quelqu'un boo xam ne nii dafay def ngir jëm yàlla donc on l'a dit keroog loolu doo ko wax ñun ñoo koy wax adduna ñoo koy seede ku la gis xam ne lii ngir jëm yàlla rek nga ci jublu moo tax it yàlla fayee na la ko waaw direct bii nit yi jariñu am na ñoo xam ne musuñu laa teg bët te xam-xam biñ ci am ñun ñii di wax ni amuñu ko ci sax yàlla seede na ko donc les preuves sont là donc jotaay yi dafay am solo waaw loolu noonu xal Ndiogou Mbodj wax ñaay loolu li mel ne ay question te mu doon di thème te soxna Faye ubbi ci bés bu boo xam ni daanaka ñun damaa yëngal loolu amul lu ko solo waaye te mu ngi tëj jamono ji ñu ngi bàyyi noonu bàyyi di ko maasale te fii yooyu moom temps yi ñu doon waxtaan ci ñu mel noonu man la suñu monde bi pour suñu réewu Sénégal yi ku faible moom bokkoo boo faible moom bokk tuuti tu exclu parce que même da nga koy gis ci sëñ bi waxuma sax affaire yooyu noonu mais dafa exemple à chaque fois moo sama woon sama benn xarit bu demee ubbi di jaay affaire au glace yi nii man ma gis ko kontaan ci quoi moom xam naa ne dama ne ko damaa bëgg sax moom affaire bi def na ko problème ma ne ko dama la jox benn exemple ma ne ko glace ma ne ko mais glace xaalis lay jaar ma ne ko mais ku am xaalis gis lu war a mën a lekk lu dagan mais waru ko mën a lekk mais gars yi jël nañ ko def ko ay façon yoo xam ne nii ba yow da ngay am xaalis mais tu n'oses même pas acheter parce que def nañ ko benn forme boo xam ne dafay mel ni day am une partie de la société boo xam ne ñoo méritoo lekk lii wala ñoo méritoo dem fii. ndax nga dëgg te amul te yooyu yëpp si dañ koy xeeb mais yooyu yëpp bokkul ci li neexal société bi. salaay salaam gars yi wax nañ ko nee nañu waa ji dafa ñëw di ko nuyu mais waa ji melokaanam ak loxo bi ni mu mel gars yi kenn bëggul nuyu yonent bi saa ndax ku mu nuyu rek nga yaakaar sa loxo day dagg tellement loxo yi ni mu mel mais mu ñëw salaay salaam nuyu ko jël loxo bi fóon ko wax daal di ku bëgg gis loxo bi dem àddina ci dégg ko loxo bii jàngale tey jii ñu nekkoon ay ouvriers yëpp ci moment boobu noonu ils sont fiers d'être des ouvriers loolu ñu am complexe nuyu kenn
Seydina Bilal teewam bi gars yi wax waxi dégg bu ñuul ak yooyu noonu mais dafa jël gémminam teg ko ci jëwam muucu dereetam dan mooy xeebat nit ki ñuul yow sax boo xewee nit ki ñuul dootul xeeb boppam parce que bu dee nit ki ñuul xam na li sallallahu alayhi wasallam def kon moom keneen ku def leen amatul ko solo donc yooyu dafa ne ay mbir yoo xam ne man genre mbir yooyu moom man ça m'intéresse vraiment ça m'intéresse donc xanaa rek juste di rejoindre di xaalis joogu wax nga xam ne moo dal ñu nekk Londres dal ñu nekk Belgique dal ñu nekk Italie dal ñu nekk Canada xam nga dal ñu nekk ba États-Unis macha allah moo dal tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ruqaat boo dem ba ci village yi kenn ku ci nekk ñu ngi jël liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def di ko approprier boppam parce que njariñ rek lañ ci gis njariñ rek ñu ngi ci gis waa njuuxaan yi njuuxaan pël njuuxaan séeréer ak village yi nekk ci côté yooyu yëpp nga xam ni waxuma sax ñoom mais ñun ñu nekk ci ville dañuy am problème connexion ñoom ñu ngi def affaire yëpp pour di mën waxtaan bi lépp lu ci def ñu mën ko def ay extrait audio yoo xam ne nii ñoom dañ ko mën a partagé su ko defee ñoom ñuy jariñoo donc yooyu tamit c'est des choses yoo xam ni c'est à souligner à saluer parce que njariñ lu ñuy partagé la lu ñuy séddoo beneen bi topp mooy bon prévoir woon naa vraiment comme ni ko waxee benn télévision boo xam ne nii moo may yóbbu ci sa séjour Sénégal par rapport ak waxtaan bi nga xam ne moom lañ def Sénégal yi Fuuta Taal dama xamul nag li ñuy def parce que it xaw ma waaw mais am na daal noté woon naa fi ay mbir yoo xam ne nii bëggoon naa koo lënkaleeg doxu maam Cheikh Al Hadj Fuuta Taal bi ak sa dox bii nga xam ne nii moom ngay dox te dox boobu mooy dox bi ngay dox foofu rek waaw fu nekk nag ak li mu laaj Sénégal dafa am lu mu laaj France dafa am lu mu laaj Espagne dafa am lu mu laaj waaw feneen ak feneen dafa am lu mu laaj donc ma bàyyi wàll kàddu gi nga orienté su fekkee ni kii na ñu dugg ci bu kiiwul tamit ñu waajal ko ci beneen joxe incha allah. waaw incha allah loolu dañ koy bàyyi bu suba rek xam nga comme sànq fi nga nekkoon connexion bi dafa xawoon na faible tuuti kàddu gi xawoon na lëndëm donc nag incha allah te am na ci mbokk yoo xamante ñoom njóogu ñi ak ñooñu donc suñu fajar gi moo ngi presque 6h30 et quelques donc ils ont besoin de se reposer un peu ngir mën a xëy dem ci classe yi ak ci liggéey yi comme ça bu subaa incha allah ñu teel a jóg 22h rek lu mu teg rek ñu mën a teel a tàmbali suñu waxtaan suñu waxtaanee 30-45 minutes ba pare incha allah ci thème bi suñu paree nag ñu ubbi débat bi comme tey ko defee kenn ku nekk question yoo bëgg a posé ci lu mu mënti doon nga mën ko posé comme ni nga ko soobee daal incha allahu taala yaakaar naa loolu moom mooy gën incha allah. ñu ngi lay jotal da nga jotal tamit nuyoo éleveurs yi mbokk mi daal yi mbokk mi daabaay éleveurs yi. waaw waaw. ñu ngi waaj ñu direct bi mënal ko seen bopp tey sax dugg na yéen du génnaat waaw. waaw ñoom daal yi waaw. ah d'accord. ndeysaan Mortala Diouf daal yi ak Hadj Dabaay Hadj Souleymane Diaw Hadj Mbaye Diaw Hadj Malick Diaw. Ablaye Diouf même Mbaye Fall Ndiaye sax yarkat la de. waaw. ma ne ko day génne gu amul bëñ rek waaye yarkat la de am nay xar de. xam naa ne Mbaye nag pas-pasam bi ñuy woote du nu dëgg xam naa du dafa même bu ne xam nga sax day laqatoo ne jogo laa nekk. Mbaye du dégg ne wàcc naa Sénégal li mu waroon def mu ne kuna rey leen xar mi reyal ko sëñ bi. reyal leen sëñ bi xar mi. xam nga ku ko fees jafe man ku ma feesal xer loolu jafewul maxtaar waaye fi ñu doo waxee mu ne sëñ bi amul ko ko feesal wala duñuy feesal xer sëñ bi maa ko war a fees xam nga yooyu lay naan man kenn du rayal sëñ bi te fekkewu ma ko waaw loolu jaru ko moom laa wax sëñ Bay Siise xaritam bi ma demee Tiwaawan seeti ko seeti soxna si ndeysaan Mbay Siise naan soxna si waaw baa rayal ngeen xar sëñ bi kii laadum sëñ bi ma ne ko déet laadum kenn du ko rayal sëñ bi laadum dañ ko koy yeewal déet laadum kañ sëñ bi xar muy jar 40 millions kenn du ko rayal sëñ bi dañ koy jox sëñ bi kañ sëñ bi génn kañ mel ni moo ko moom su génnee jaay ko su paree mu seet nu mu koy def
ma ne ko da nga naan ko ndax yeewal ngeen sëñ bi laadum bi kañ. dëgg la waaye nag lépp yiw la yal na yàlla barkeel yal na yàlla dolli jàmm dolli xéewal dolli sutura mottali yéene yëpp ci zahir ak ci baatin li ñuy sàkku yëpp yàlla teg ko sunu loxo li ñu ragal tamit yëpp yàlla buñ ko gis fii ci àdduna ak ci àllaaxira yéen it yàlla barkeel leen xaaj yaa xam moom tamit macha allah ñoo ngi koy ñaanal bu baax ndax tamit moom daal mooy li may wax daal kenn ku nekk daal am nga rôle boo war a joué waaw am nga rôle boo war a joué ci sa bopp ak say morom te moom li ko war yëpp def na ko man xam naa ko bu baax jàmbaar la waaw te mbir mi du ay wax ak yu bëri ak werante waaye exemplarité rek la te seen génération boobu dañoo am liggéey bu rëy bu ñu def ci biir Safina def ko ci biir koñ bi sëñ mu ñu da koy wax toujours waaw dañ ko def ci biir koñ bi tey jii am na loo xamante ne duñ ko meloon tey jii dinañ am lu ñu naqari lool te duñ ci mën dara désordre bu rëy dina am foofu ci ruq boobu dëkk boobu yëpp dinañ ko yëngal waaye nag alhamdulilah ñoom ñëpp yàlla tënk na leen jox leen boppam jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Tidiane ak Cheikh Omar ak Maam Alaaji muy chance suñ Muniru tamit ndax ñoom lañ tombeel kon nag yàlla dolli jàmm dolli xéewal dolli sutura dolli teraanga te tamit kenn mënu leen ci gàmmu alal ju bëree bëri la ñuy indi kenn mënu leen ci ñaanu Maam Alaaji kenn mënu leen ci lépp lu ñuy dox ci Safina te bi ci gën a garaaw te gën ma ca intéressé mooy ñoom ci seen biir de musuma jubóole kenn billaahi musuma leen jubóole ñoom ak waa Mahabba musuma cee jubóole kenn yaa xam kaay loo joteeg Alaaji Maar yaa xam loo joteeg Sembène loo joteeg diw loo joteeg diw saxir loo kaay loo jot déedéet musul am du góor du jigéen te loolu moo ma gën a intéressé lépp mooy Mahabba bi nekk seen diggante waaw waa Mahabba yi tamit yal na yàlla musal leen ci cat ñoom it musuma leen di jubóole de musuma leen a yedd de waaw te loolu nag ku ko ci def yaa ma dimbali waaw loolu mooy dalal xelu sëñ bi moo koy may jàmm mooy guddal fanam mooy yéen ñëpp ngeen bëggante soppante waaw ndax loolu mooy seen force kon nag yàlla na yàlla fay leen yiw grand yi ñu ci bëri ñoo ngi ci yeneen yëngatu yéen a taxawoon ba waa Mahabba ñëw ba ñu kiyee tamit waa Mahabba tamit tasaarowaat nañu ñoom ñëpp ñoo ngi ci àll bi léegi woon si njaayee nga sapeur pompier Baara Jóoba nga ca gendarmerie dégg nga Pape Dame Sène nga ca armée ba Boubacar a nga ca Dakar Massa moo nga Dakar diw nga fay diw Ablaye Diaw dem na bitim réew kii dem na fee kii dégg nga donc ñoom it tasaarowaat nañu bi loolu amaatee tamit yéen ngeen ñëwaat encore taxaw seen taxawaay keroog moo tax ma ne leen waaj leen Mbuur ngeen dem ndax yéen a fi nekk yéenay mag ñi de moom laa wax kii def feebar keroog te xam naa ne def feebar wax nañ ma ko ma ne ko jugal dem waaw ñun ci feebar yi ci leen daan dem di doxi lépp takk suñ digg di liggéey ak di sikar waaw tere ci ko kon nag yéen a jug leen feebar bu mu leen téye feebar mu musta téye benn góor yàlla ci dara waaw donc waaw ma ne ko jóg leen maar fay loolu laa ko wax ma ne ko jugal ngeen dem mbir mi yëpp mbiru image la waaw te am na loo xamante ni yéen a fi nekk waaw ndax seen rakk yi ñoo fi nekkoon doon taxaw bu baax waaye nag ñoom mission yóbbu na leen ñoo ngi formation ñoo ngi dem ñoo ngi jàngi ñii ñoo ngi liggéey ñii ay militaire lañu su ëllëgee tamit dañuy ñëwaat suñu ñëwaatee fekk yéen it ngeen nekk ci yeneen niveau yu gën a kawe yàlla na yàlla defal leen ko yàlla na yàlla ubbi leen yéen ñëpp macha allah gaa yaa ngoog Abdul Karim dégg nga ndeysaan sama gaynde yooyu maam Cheikh Mohamed Sall Souleymane Diaw ndeysaan dama leen di nam dama leen a yërëm nag dama leen a yërëm ndax ñoom it xam nga dañoo nàmp te xam naa ni sax mandi nañ ndax ñoom luñ mos ci man doy na leen sëkk waaye nag mu ngoog bëggoon naa ñu gën a yàgg tuuti ba tey ñu ñëw nag ba duñu bàyyi ñooñu ay génn ñooñu ne ñu fonkee xam nga yaa xam damay wax ne nit ku nekk soo ko bëggee natt ko ci digganteem ak boromam rek gis nga ñoom ñooñu duñ tardé fajar mukk jamais duñ tardé benn waxtu waaye fajar bi gën a jafe duñ ko tardé
nit nag soo gisee mu jubóog boromam rek xamal ni juboo naag ñëpp te lu mu la wax rek ci yàlla dëgg la wala duñ bàyyi mukk duñ bàyyi loolu lu ma wóor la parce que seen diggante ak seen borom laa ko nattee waaw la ma fa nekkee mosuñoo tardé benn fajar waaw kon nag yàlla na yàlla fay leen yiw ñoom ñëpp ñoom Babacar Ñang ak ñoom Omar Ndion nga xamante ni léeg-léeg ñu bëri dañ daan yaakaar ni sax damaa génn fekk maa ngi ci biir soit damay dégg ñuy def discussion mook ñoom cuun ay débat yu am solo ci philosophie ak ci diine ma tëdd bañ a génn ndax xam naa ne su ma génnee rek ñu noppi ma tëdd ci néeg bi rek bañ ne sëñ bi nekk fi sax fekk maa ngi ci biir waaw wala léeg-léeg ma dégg Omar Ndion ak Mouhamed Sall yëkkati zikkar su neex nekk ca ma xam ne su ma génnee ñu arrêté ma tëdd ci biir waaw ñoom ñëpp su ma wéttal lañu vraiment yàlla na yàlla fay leen yiw mbokk yëpp daal gaa yëpp daal yàlla na yàlla fay leen yiw bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw yàlla na yàlla ubbi leen bu baax ak ñoom Ibou Seck ak yéen ñëpp yàlla may leen ay xaalis bu bëri seen groupe boobu yëpp ak Ahmed Diaw waaw moom it wax naa ko comme muqaddam dem na ma ne ko demal nga jël place am ndax gars yi bañ a wéet Ahmed Diaw moom ma jóg fay ñoom ñëpp macha allah yàlla na yàlla fay leen yiw yàlla na yàlla barke leen may leen xaalis nag bu baax ngeen am ay liggéey yu dëgër am salaire yu baax ba noppi nag am ay soxna nag yu baax loolu tamit ci la ndax soxna yi du gën a bari tamit sëñ bi du ñëwee ginaar yi ki yekku ginaar yi day gën a bari rek te loolu tamit xam nga day baax ci yoon wi du dëgg incha allah waaw yooyu def ci baax léegi nag gars yi nga xamante ni nag ñëw naa ba dem seen soxna yi indiw ñu yàkku ginaar baax na bàyyi leen rek noppi leen rek génn leen ci rek lax dofto lu nañu ba ma rocceeku dem parce que ay sëñ bi man yéegu moon dem gi waaye sëñ bi man kat nangam di wut ay lay loolu ni mu yombee mais yéen moom xam naa ne moom doo leen amee moom donc dina bari ci kër ga moom loolu lu ma wóor la moom muusi dinañ barke ok incha allah dina wax nuyu leen ma ñëpp ziar leen ñoom ngir jëm yàlla sama turandoo tamit ngeen nuyul ma ko bu baax Baye Mortala yàlla dooli ko jàmm dooli ko xéwal bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam barke alquran kon ñu def noonu rek du dëgg ba incha allah bu subaa ñu ñëw ci thème bi waxtaane duñ ko waxtaane ba pare après ñu ubbi débat ñu waxtaan incha allah mu gën a yaatu waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin jaa ngeen jëf waaw kon mbokk yi alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah bi ni'matihi wa jalalihi tatimu salihat donc alhamdulilah fi mu ne nii liñ doon yaakaar yëpp yàlla may nañu lu ëpp suñu njort ak suñu xalaat incha allahu taala mën naa am foofu Sénégal des naa guddi lool waaye fii moom guddi gi màgget na macha allah te fajar gi dafa xaw a jege tuuti daanaka 6 heures et quelque la ma nga ok donc ñu may mbokk yi ñu mën a noppalu tuuti mën a teel a xëy teel a julli wérd wasifa dem songu yëngatu yi njàng meek liggéey yi yàlla na yàlla barkeel yëngatu yëpp zahiran wa batinan bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah jaa ngeen jëf